sans frappe moo tax ñu koy wax muy bëri simple boo xam ne nii histoire ci Sénégal amul kenn ku la mën a wax ne la 1800 la wala 1300 la wala 1400 la dañoo judd rek fekk ñëpp di bëree ñiy bëree loolu nag moom mooy cosaanu Sénégal bëree dóor bii fii rek nga koy fekk boo demee à l'extérieur doo ko fekk fenn mais bëree simple damay wax ne xaj na format yi ñooy wuute mais foo dem ci àdduna bi da nga ko fa fekk te Sénégal nawal nañ ko ci mu nekk royukaay ba nga xamante ni li muy def ci CEDEAO amul benn réew boo xam ne ni def na ko kon yéen bu ngeen ñëwee di vraiment activé ci li nga xamante ni moom mooy forme de lutte boobu ah vraiment am ngeen gàcce ngaaraama war ngeen a am reconnaissance boo xam ne au niveau international dañ leen a war a xam ñu ngi lay nuyu ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom nga àndal. bu ma jógee foofu rek maa ngi nuyuwaat ñëpp balaa maa commencé mooy nuyu ñi nga xamante ni tey ñoo jëmmal bis bi tey parce que tey bis bi bu demee ba mel nii tey ñu def ci xaalis bu baree bari am na ñu doole ñu nekkoon suñu ginnaaw fi may njëkkee rek mooy ki nga xamante ne nii suñu partenaire la mu yàgg ñoo jàppale ci bépp côté ci làmb bi ñuy door nekk ay xale ba léegi muy monsieur le maire Pape Songo Diouf ñu ngi koy ñaanal rek waaw ci tur délégation bi nga xamante ni moom lay bal muy Abdoulaye Diop boo ko wax lamb Sénégal Aliou Ndiaye ak délégation yi wàllu ngëri ñëpp di nuyuwaat ki nga xamante nii mooy Malick Gueye député maire moom tamit nekk ci kam maa ngi bokk macha allah bi ñu demee seet yi ko daf ñoo jàppale bu baax a baax ñu nuyuwaat ki nga xamante ni mooy Cheikh Issa Sall macha allah di nuyuwaat ki nga xamante ni tamit mooy Luc Nicolaï jàpp na ci bu baax di nuyu bi nga xamante ni tamit ñoom ñoo bokk tey ci axlu lamb Sénégal ñekk extérieur jàpp ci journée bi dama koy commencé rek du ñàkk nag ñu lim leen parce que tamit bari nañu macha allah ku mel ni la Thiaw waaw ñu ngi koy nuyu doomu Mbour la depuis Espagne ñu ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Ahmed Sangor depuis États-Unis macha allah jàpp na ci journée bi di nuyu Daouda Talibé Cheikh nekk dëgg Guéréw jàpp na ci journée bi xaalis bari la ñu envoyé di nuyu ki nga xamante ni mooy Abdou Faye nekkoon champion ñu bëgg koo xam ci léget moom tamit macha allah jàpp na ci journée bi Abdourahmane bu Gaforo tamit doonte fii la nekk di doon koo xamante ni rafetal na journée bi waaw fi may commencé rek mooy axlu lamb Sénégal tey la suñu deuxième édition daaw dañu koo def ñu commencé ko parce que dañuy toog rek am benn yëg bu ñu yëg ne ñun dañu boycotté ci lutte simple bi dama koy wax toujours dama naan lutte simple bi bu ma waxee ne tey dañu boycotté feeñ na tey ci nomination bi parce que tamit dafa am loo xamante ni ñun dañ koy naqarlu toujours dañ koy naqarlu gis nañ ne tamit ministre Matar Ba gis nañ ko mu xëcc ñëpp audience mais tamit gisuñ ci benn yoon mu jël ak ndaw koo xamante ni ci lutte simple bi la nekk te lu waroon la loo xamante ni tamit ñu ngi koy naqarlu beneen naqarlu bi ci naqarlu tamit mooy dañ koy wax ne njiit day tëdd jaaxaanaay toujours ñun dañu gis ne tamit beneen erreur bi wu def mooy am na ñoo xamante ni dañ leen rajo woon ci làmb ji ku mel ni Sidor ku mel ni Malick maanaam Sidor dañ ko rajo woon mais ñee dañ leen a sanctionné woon ñun jàpp nañ ne comme que Sénégal la ñu nekk te tamit dañu ne lamb ji ñun ñëpp nañ ko bokk te mënuñu ko séddoo waroon na mën a woo même bu dee Sidor wala Malick mu déglu seen xalaat parce que ay sénégalais lañu donte ñoom rajo nañu Sidor a sanctionné nañ mais ba léegi dañu am seen xalaat ci lamb ji dafa doon rafet tamit ñu déglu leen loolu lu ñu naqaru la ministre message la boo xamante ni dañu koy lancé nga xoolaat li nga xamante ni moom ngay di jërëjëfat tamit ku mel ni président Alioune Sarr parce que tamit macha allah dañoo ne 94 ba léegi mu ngi fii yàgg na fi macha allah mais tamit def na lu nekk dama naan mbër tey jii bu fayee ko ay millions bëri ba pare ñu fayee ko sax à grâce à Alioune Sarr la parce que bëri daan na bëri ba pare dem ci promoteur bi ñu ne mu ne ko awma dërëm kon nag def na fi lu nekk waaw ñuy wax tamit Bira Sène yi nga xamante ni moom la ñu jox tey CNG bi di ko ñaanal tamit yéen na yéen bi oyof toll ak président Manga bi nga xamante ni moom lañ jox lutte simple yi waaw damay ñëw rek li waral tamit axlu lamb Sénégal tey axlu lamb Sénégal dañ di ay xale yoo xamante ni ci lutte simple bi lañ ci gën a misé ay amateur la nag amateur bàyyi fen amul frontière mais tey ci lutte simple bi la ñu gën a misé te tamit dañuy gis ne ku mel ni tey ordinateur bi taxaw tey jii mu nekk mbër moo xamante ne nii bokk na ci ñi dàq bëri Sénégal dañoo ne daaw moo ëpp lu mu jël ñu newaat ren moo ëpp lu mu jël
ñu ne daaw jéeg tamit moo ëpp lu ñu jël dente defuñu fort kon triplé bu doon ballon d'or la ñu naan triplé na ko ordinateur bi mos a am bëri dóor est-ce que loolu jaadu na. ñi nga xamante nii ay ndaanaan lañu nekk ci lutte simple bi tey considéré wuñu ne ci lutte avec frappe bi loolu la ñu bëgg tey mu jeex. bëgg nañ leen médiatiser wone leen ba tey jii ku def dara ci lutte simple bi ñu wone la ba ñëpp gis la parce que tey moom mooy mbër moo xamante nii moo ëpp lu mu jël tàccu leen ko mu nekk un champion boo xamante nii macha allah. waa jaay waay rafetlu lool organisation bu tey bi di féliciter Alpha ak équipe bi mu àndal yëpp ci Ahlu Lamb Sénégal di nuyu bu baax sama mag sama xarit président Chérif Diaw président CDG bu Mbour di nuyu également ñi mu àndal ci délégation bi ñu xàmmee ci Abdoulaye Pouy xàmmee ci Mamadou Seck bi jóge Thiès ak ñeneen dañuy kontaan loolu teew fii tey gannaaw bi ñu fi teewee daaw muy la première édition ñu ñëwoon fi daaw en tant que président CRG bu Thiès àddunay dox ba ren biñ ñu yónnee invitation bi biñ koy yónnee ñu ngi ko yónnee woon Maysa Ndiaye président bu CRG bu Thiès waaye avant xew bi egsi yàlla def li gën daal di ñuy yóbbu comme premier vice-président chargé de la lutte avec frappe au niveau du CNG. kooku nag bu ma ñëwee ci jotaay bu mel nii fekk fi Ahlu Lamb Sénégal te xam ni bëri na journée yu ñu organisé ci sama région muy soit département de Mbour wala département de Thiès wala département de Tivaouane c'est parce que yéen Ahlu Lamb Sénégal yéen a yoroon comportement bu exemplaire yéen promoteurs yi nekk ci région de Sénégal de Thiès yéen a fa ñëw def fa organisation bu parfaite ànd ak le CRG ba tey ñu mën ma citer en exemple donc man maa leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni vraiment ndam lii nga xam ni teg nomination bii nga xam ni teg nañ ko suñu kawul bopp yéen laa koy partagé te di sàkkuwaat seen ñaan yi ngeen ñu doon ñaanal di sàkkuwaat également seen accompagnement mais bu ma fi teewee également tey dama amaat beneen sentiment buy wane ni mën ngeen li tubaab di wax joindre l'utile à l'agréable mooy lan bu foo jotee dañuy foo ba ñëpp yëg ni ñu ngi foo mais bu fulla jotee dañuy def fulla ba ñëpp xam ni ñu ngi def fulla exemple bi ma siy jël mooy ban Mamadou Seck ngi nii teew bi rakkam wàññeekoo muy galas bokk ci yéen Ahlu Lamb Sénégal bis boobu njabootu Seck wala ñun ñi nekk Thiès amul kenn ku ci yëkkati wala ku ci teg yéen waa Ahlu Lamb yéen a ñëw defar bis bi avant defar bis bi ci bis bi nit ñi ñibbee tamit yéen a leen gunge loolu nag famille Seck yóbbante woon na bu ma ñëwee fii ma sant leen gërëm leen ci taxaw boobu ngeen taxawu day wane une fois de plus que vous êtes une famille et que yéen a ngi def pour defar làmb donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp pour ne pas me guddal di féliciter vraiment tout le monde di leen jox rendez-vous l'année prochaine incha allah pour la 3e édition jërëjëf. ñu ngi maa sas rek pour ma wax loolu mais wax ji bés franklin na ndax président Maysa en tant que président régional nekkaat encore président national bu waxee ci sama tur waxaale leen ñëpp Alpha li ñuy def moom mooy gërëm leen sant leen ci lii ngeen def yàlla ci yàlla jàppale gunge leen ci ba pour seen jot parce que dina fekk lool ñëpp wax nañ nekk ak ay nit ngeen gis seen performance ñi nga xam te ni retraité na ci yéen tamit ngeen di leen fàttaliku lii rek mooy ànd góor yàlla yàlla jàppale ci barke yonent bi kontaan. ñu ngi kontaan bu baax beneen ci topp mooy mbër yi fi nekk maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que ñun làmb mooy sport bi ñu gën a neex làmb suñu virus la dañ gën a bëgg kon tey jii nii bu fekkee ne am fête boo xamante ni dañ ko jagleel Ahlu Lamb Sénégal mais plus que
li si ëpp dooleem mooy mbëri kon jàpp naa ne loolu noonu suñu mbégte la Toubacouta su ma ñëwee fii gis la fii ñi nommé la ci champion yi gën a liggéey man damay kontaan parce que man maay président écurie Ngexoox mbooloo kon li ma lay wax tey su ma taxawee fii di wax su mbër gis la sama kanam sama xol day gën a sedd man nag am ndaw laa boo xamante ne li ñu muy rek ma ñëwal fii honorable député Pape Diouf koo xamante ne nii ku wax làmb wax ko ku wax sport wax ko parce que jàpp naa ne làmb Ngexoox ba si làmb département bi da see jëf-jëf ci rëy yaakaar naa ne ba muy tëgg làmb boobu ay xale lañu li may wax nii yàgg na trop ay ñoom jamonoy yeeg ay jamonoy sérémele ñoom ñëpp boo xoolee moo leen taal ba si Lion bu Soman njëkk defar ay licence may ko ay mbër ak lamb Sénégal même buñ ko xamul yaakaar naa min nañ ko ci jëfam parce que daaw nii la woon ren nii la mu ne ma aw ma jot mais soo demee mel ni dem naa parce que ba ma ñëwee na ko dañ la soxla dañu bëgg a suñu feet bi ñëwaat na dañu bëgg a jàpp si dafa ma ne garaawul man si laa bokk jarul nga fii ñëw di yàq xaalis bi nga xamante ne nii moom laa fi fekk yëpp man nag moom xam naa wax bi du bari parce que man sama yaram dafa daw parce que lii franchement képp koo xamante ne nii dawul sa yaram da ngay mel ni kon yow da nga bokkul ci làmb wala yàggoo ci làmb man nga xam ne seetaan naa ñoom Bira Koddu bu simal seetaan ñoom Ousmane Sali seetaan ñoom Dame Sodiane seetaan ñoom Hôtel Dior seetaan daanaa li nga xam ne tey boo leen doon lim mën nga fi fanaan soo fekkee lu mel nii mu jëm ci wàllu bëre bu amul dóor nga xam ne bëre la boo xam ne cosaan la dafa yàgg ci réew mi ñu war ko valoriser yàlla dogal Sénégal yëpp tey parce que tey réew mi moo fi daje région yi ci Sénégal yëpp moo fi daje muy lu am solo kon maa ngi nuyu ak lu làmb bu baax di kontaan ci ñoom lii rafet na gars yi na gën a jëm kanam am na mbër yoo xam ne Alpha wax na ko léegi demuñu arène Sénégal mais ba tey seen tour du fay ci histoire làmb jëlal ku mel ni Fadou Boucher xale bi toog tey nga xamante ne nii presque mooy meilleur lutteur de l'année te mu tegle ko 3 ans bu ko neexee sax bañ a dem arène Sénégal te lépp lu mu bëgg am ci bëre bi amul dóor dina ko am parce que bëre la boo xamante ni dafa am valeur donc maa ngi kontaan bu baax di beral nuyoo sama frère Alpha Ly nga xam ne depuis bi ma nekkee mbër di ngeem bu di bëre la ma topp nekk xaleel ba tey bàyyiwuma maa ngi kontaan ci moom vraiment di ko encourager parce que lii nag c'est pas facile à faire di teew aussi fii ci bés bi ci turu le promoteur Cheikh Fallou Luc Nicolas di wax ne dama andi léegi benn chèque parce que dafa jaar léegi sama tey kër gi fekk ñuy pare ñëw ak Cheikh parce que Alpha waxoon na ma ko ma wax ko mu bind benn chèque li mu ci def bariwul presque 100 000 la Omar mën nga ko récupérer ci Cheikh comme ça léegi mu kii parce que loolu tamit day wane ne ñun ñëpp ñoo bokk teen bu ñuy roote bari ndax defe naa ne 88 ba nëgë ni maa ngi ci làmb samay ndijaay daan ko def ba tey jii samay rakk di ko dund ku mel ni ambulance bu Thiès kon defe naa ne am naa lu ma mën a wax ci làmb mais jataay bu mel nii bu ma neexee nii bariwul lu ma koy gis ci làmb tamit kon su ma ñëwee ba fii tamit indi fi casquette groupe baax muy groupe baax bi nga xamante ni moo nekk Dakar nga xamante ni dara ñorul leen lu dul di xeex lépp luy violence ci sport parce que defe naa ni violence moom amul place ci sport rawatina làmb loolu la ñu nekk Thiès di ko fa def ba yàlla dogal ñu am fa yeneen i ndombay tànk sax mais kii di Alpha Ly ñëw bokk si ci ñun kon Alpha tey bu nu ñëwee fii ci bis bi yàlla ak Alpha Ly la kon su ñu ñëwee ba fii rek mënut a ñàkk ñu yëkkati fi ay kàddu wax ci moom parce que lépp luy defar làmb suba ba ngoon mi ngi ci parce que nii muy def ci ëllu làmb région de Thiès bi bu région bu Sénégal bi noonu la ko bakkee ci ëllu làmb région de Thiès lépp loo nga xamante ne lu fa jaaxal mbër la ci moom lay jaar lépp lu ñu soxla woo xam ci làmb simple ci moom lañ koy jëlee parce que bëre bi demoon na ba mujj ñun ñi nga xamante ne topp nañu làmbi dóor ci demoon nañ ba mu commencé di ñu réer mais ku mel ni Alpha Ly jàppale nañ ci ba ñun ñi ni mu ko waxee dara umpatuñ ci loolay suñu sababu tànk yooyu ba tey di ko ñaareele suñu rakk di Galas Seck bi nga xamante ni moo daan taxaw fii ci jataay bi kon ren bu ñu jógee ñëw fii àndandoog champion yi mag yi di Boy Jaxaw moom itam nga xamante ci écrit bi nga xamante ni ci la Galas nekkoon ak Mambay Male ñoom ñëpp dañoo jóg def délégation ñëw ci bis bi
ngir taxawal fi jëmmi galas mi nga xamante ni moo fi nekkoon daaw te yàlla suñu borom jël ko mooy ñëw pour jëmmal loolu xam ni tànk yi nga xamante ni moom la fi doon dox ñun tamit moom la ñu fi ñëwee pour fas yéene koo eggale muy kóllëre goo nga xamante ni fasante woon na ko ak yéen te bu fi jógee lépp fu mu tegoon suñu tànkam rek fas nañ yéen a teg fa suñu tànk. di ñaan rek yal na jàmm yokku Alpha yal na yàlla def yokkute parce que doomu aadama ci lépp lu muy yëngatu rek yokkute rek la ci soxla président Meissa ñu ngi lay jaajëfal préparé tam pour nekk sa ginnaaw rek lépp lu mu laaj tam ci lu ñu man dinañ ko jéem pour jàppale la rek yéen bi oyof kon bu ma fa jógee ma wax leen ne man Abdou Wahal moo nekk président association anciens Gaulois man maa nekk vice président en même temps man maa nekk président comité de lutte bu Palmarin donc yaakaar naa bu ñu toogee tey di waxtaanee làmb wax dëgg yàlla sama xol sedd na ndaxte tam bu fekkee ne dañoo nekk ay ndaw ñun dañoo jaar ci bëre bàyyi ba tey génnewuñu suñu loxo ci làmb yaakaar naa formé naa mbër boo xam ne def na lu ne ci làmb mu Youssou Ndour sama loxo la mos a nekk bu mu commencé bëre ba noonu lay bàyyi donc tey jii bu ñu toogee rek tey yore comité de lutte bu Palmarin ñuy waxtaanee làmb wax dëgg yàlla am nañ ci kaddu mais sama xol sedd na bu baax a baax ndaxte suñu xeex suñu mébét mooy lutte simple am développement it kenn ku ci ne gis sa bopp muy promoteurs yi muy acteurs yi muy it wax dëgg yàlla amateurs yi parce que tam bu ñuy waxtaanee làmb mënuñu waxtaan mukk te waxuñu amateur parce que man toujours damay wax ne man tey ku dégg làmb tey sa xel dem pour nga dégg ko suba amateur a tax mënuma wax aussi te tudduma kase li tax ma di ko tudd mooy ci lutte simple la doon yëngatu ba yàlla dogal li mu dogal kon bu ñu toogee tey di waxtaanee làmb war nañoo bàyyi suñu xel ñu fexe rek ba góorgóorlu ba ñi nga xam ne ñoo nekk acteurs yi tey nekk suñuy rakk suñu jarbaat suñuy doom ñu xalaatagum après parce que boo nekkee di bëre mënuloo waat ne dara lu la ci fekk pour en cas rek yal na yàlla musal ñépp loolu bu mu amati mais pour ku ci amati lu demee noonu wala lu la xuri wax dëgg yàlla nga am foo wéeru say mbokk di daw di daanu rafetul te kase drapeau Sénégal représenté na ko kon tey ji jaaduwul woon tey ji lii dal ko ñun ñu nekk ay ndaw di dox di wër foo xam ne war nañu wóolu foofu te ñu nànk lamb nekk fi man moom personnellement dama bëgg rek mbër yi yéen a tax ñuy sonn ci lamb tey jii wax dëgg yàlla bëreetuñu kon bu ñu tee lamb ji di ci sonn yéen a tax ngeen fexe ba képp ku ci mun di nekk ak looy mun di jiital na doon yar ak teggin comme ça jàppale bi gën a oyof ci ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullah. lay nuyu ci sa tur ak sa sant xëy na olof yi nag mun na bañ a leer maa ngi nuyu nag waa axlu lamb Sénégal ñi nga xam ne ñoo initié lii vraiment rafetlu nañ seen initiative dajale fi askanu lamb yépp ñu ñëw pour bégal lamb avant tout nag xëy na li ñu waroon a njëkke mooy li tax daanaka 6 mois 7 mois ngi nii lamb amul muy mbas mi xëy na war nañ ci ñaan mu jóge fi ndax ñu mën a delluwaat ci suñu activité ma di leen xamal ne nag yéen ñi nga xamante ne nii yéen la yàlla natu ngeen di bëre il fallait que tamit ngeen def association parce que mbooloo mooy doole te di bëre di dem rek amul sens bu ngeen xoolee barke dem bu rek ministre bi yaakaar naa recevoir na bu ma juumul le gars de Fass la Gris Bordeaux te yaakaar naa ne moo jiite lutteur en activité yi lutte avec frappe ministre bi woo na leen dalal na leen la ñu wax nañ ko ba pare te yaakaar naa ne xëy na bu ñu waxee wàllu bëri yaakaar naa ne yéen a gën a bëri kon il faut ngeen am association boo xam ne bu ngeen amee lu leen métti ngeen dem jooyi ko foofu ngeen dajale xaalis boo xamante ne nii comme ku mel ni kase ndog dab na ko ngeen yëkkati ci xaalis boobu dimbalante parce que bëri dafa xaw a métti bu loolu weesoo tamit ngeen ñaaxante ci seen biir parce que tamit njëriñ loo fekke
te tamit gis ngeen géej gi ñu jàkkaar lool yaakaar naa ne nag ñi nga xamante ne nii ñu ngi yëngu ci sport c'est bien vrai que métti na nag mais ñu ngi koy jël di dem Espagne te loolu tamit vraiment njëriñ loo fekke alal nag neex na lool mais nag tamit góorgóorlu ba bañ a dugg ci mbeex mi tay day sa bakkan tamit war ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax bu loolu weesoo maa ngi ñëw nag ci ñi nga xamante ne nii ñooy dund lutte sans frappe parce que bu ma juumul lutte sans frappe moo ñu dajale fii pour ma xamal leen ne nag lutte sans frappe amul considération Sénégal pour ma xamal leen loolu yéen ñëpp ngeen xamandoo ko mbër yi xam ko amateur yi xam ko promoteur yi xam ko boo xoolee université wu lamb lutte sans frappe la boo xoolee à part basket trophée bu dugg ci Sénégal lamb moo ko fi indi kon vraiment ñi nga xamante ne nii suñuy doom lañ suñuy rakk lañ bu ñu demee tournoi CEDEAO bu ñu ñëwee yaakaar naa ne duñ sax sawaratee dem parce que du leen amal njëriñ te gis nañ fi ay lion yoo xamante ne nii may nañ leen kër pourquoi pas ñi nga xam ne dañuy indi ay trophée ci wàllu lamb bu loolu weesoo nag yóbbante bi may yóbbante nag xëy na dama koy wax Maysa Ndiaye mii nga xam ne yaakaar naa ne moom lañ nommé bees bu loolu weesoo tamit Yacine Manga 2 bi nga xam ne moom la ñu nommé bees ñun nag lamb ji nga xam ne moom la ñu am bugg ko di ko dund ku ko nar a tilimal wala nga nar koo yem dañuy jàkkaarloog yow te am nañ plan A nag plan A bi jàdd na mais dinañ dem plan B parce que li tax Matar Ba mun a recevoir képp kuy seetaan lamb ba recevoir ay communicateurs traditionnels te recevoir waa lutte sans frappe kon mbajum kanam borom moo koy fajal boppam kon ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp a yemu ci lamb nañu jàppalante ci suñu biir jàkkaarloo lii Matar Ba def da koo jar nag parce que tam mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk nañ ñu jox suñu cër nañ ñu jox suñu cër comme nag CNG bi suba lañ koy installé may sa maa ngi lay yóbbante ci waa CNG nga xamal leen ne bu dee dëlluwuñu ginnaaw lu ngeen dëgg ñun la parce que duñu bàyyi suñu lamb ji nag ngeen suufeel ko yóbbu lamb joo xam ne nit ak mbokkam ak rakam rek lay jëriñ maa ngi jégalu ngeen baal ma dëgg neex yàlla buñ ne amul lamb Sénégal du Mbuur kese kii tey nii micro yi Tivaouane la jóge kër Babacar man mii di wax ak yéen Gandiaye laa def kër Fodé te am na kii Gandiaye la def am na ñeneen ñu jógee koo feneen Cap Skirring am na Cap Skirring kon loolu Sénégal ñoo daje fii am na ay gendarme moom capitaine am na commissaire ñëpp a ngi ci biir même l'honorable député Malick Gueye ci la bokk kon donc maa xam leen ne kon am lamb Sénégal ñëpp la te ñëpp a déplacé wu ay ndaw lañ nag ñoo boole seen lépp ci jàpp ci lutte sans frappe man ñam naa ci dóor bi kii wax na léegi ne recevoir nañ Gris Bordeaux ba muy dem ñoo bokk jeetaay waxtaanee la ma fay yóbbu pourtant bu ñu ko defoon ci lutte simple man dinaa def bokk te ñuy waxtaanee parce que def naa loolu mais woowuñu waa lutte simple saa yi nee na peñum kanam war ma koy fajal ko kon nag bàyyi leen di xel ngeen góorgóorlu def seen association nangu naa koo jiite bu ngeen ko wootee woo leen ma luñ ci war a def naa ko def incha allah. moo fi ñëwee dama fi ñëw 2 fois benn bi mooy dama fi ñëw en tant que jeune ñëw fi également en tant que alpha nekk sama rak xewle ma war a ñëw toog jàppale ko bon statut parlementaire bi sax ñëwee moo fi wax dëgg yàlla xam na ko mais am naa ci vision boo xam ni peut-être waxtaane nañ ko keroog bu ñu ñëwee. et je pense que le président mu ngi fi du ñàkk ne peut-être dinañ daje ci yeneen kuréel yoo xam ni dinañ ko waxtaanee mais li ma bëgg a wax rek mooy dama leen di féliciter encourager leen. parce que en réalité la lutte maintenant nekkatul activité sportive rek lutte c'est une activité économique nag je pense que ñi ko xam wax naa leen ko keroog que làmb ñi yaakaar ni nekkul activité boo xam ne mën naa jël lu bari ci économie Sénégal bu ñu ko jàppee noonu en fait ñu ngi juum ci lu bari parce que nee naa keroog man bokk naa ci ñu gëm que dañu war a décentraliser en fait la lutte léegi combat yi ñuy tëgg Dakar war nañ di ko tëgg dans les départements mu nekk ak même dimension war nañ harmoniser la lutte ba 50 personnes du ci bénéficier wu mais peut-être 10 000 personnes moo ciy bénéficier wu parce que boo xoolee depuis presque 10 ans la lutte bu ñu ko doon xool fi mu tourné mën na yem ci 50 100 personnes 200 personnes
maintenant ban politique la ñu war a mën a def ba maanaam ñëpp mën ci gis seen bopp te loolu je pense que état bi am na leen loo xamante ni peut-être dox nañ ci commencé nañ ci dox ay jéego te loolu sax wax naa ko mon frère Mame Bounama Sall qui est président de la commission éducation sportive à l'Assemblée nationale bi ñuy rencontré le ministre Matar Ba l'année passée pour wax ko ne jot na ñu am une banque nationale boo xamante ni day jàppale les promoteurs. li ma fi dégg gum nii dal na xel parce que li fi sama papa wax yëpp day jëmbat làmb ndax man dama bëgg làmb damay tëdd bëgg di seetaan sama papa tafaatil ma dama bàyyi ma fen damay jéeg-jéegi ñëw tafa place ni ko mais dafa mbër bi kan la kooku mën na bëri dama ko doon seetaan dem ci guddi xam nga di def ay art comédie ba ci yàgg ma ne xaaral ma dugg ci làmb parce que damaa bëgg làmb lépp lu xeetoog làmb dama koy def bañ na ko ba damay doxu mbër sax bañ na ko ba léegi mbër lañ mooy di kontaan li ma fi déggu yëpp dal na sama xel di ñaan yàlla ahlu làmb mu dem ay ati at ñu koy feete waaw di leen wax jaayeen jëf sama gars yi lépp jaam ci maar bi laa jóge nii sax entraînement soo ci tànk yaam gën a xam dem bay ñibbi kër ga ahlu làmb woote ma bàyyi lépp ñu uy si leen kontaan. Merci beaucoup. moom bëree naag ay moromam bëree ak ay rakam te ba tey sax am na ñoo xam ne mën nañoo wax ne ay doomam la ñu ngi bëri ak moom muy am ci ñoom ndam kon kooku champion bu mag la mooy c'est le même cas de Aline Faye Pakala Sekou kay fii tàccu leen ko champion bu mag bi waaw jaajëf voilà nee nañ ci koy merci beaucoup et qui encore ah Habib Diaye, le président national des mareyeurs des pêcheurs du Sénégal muy UNAPAS bu Joal. kii damay wax ne bokk na ci personnalité yi nga xam ne ñoo taxawu Joal fi mu ne nii jërëjëf xam nga ne lii moom it nag da daan bëree de comme ni bokk na ci mbir yi gën a ràññeeku bokk na ci mbir yi gën a yaru man damay sawar parce que xam naa ci dara kooku mooy avec ay kontaan naa ci yow da ngaa dégg daal ñu ne kat moo koy décoré ñu ne nag la presse dañuy honoré muy koo xamante ni xam ngeen ne kenn mënut a wax laa ko te tuddoon Lutte TV mënoo ko koo koy kat sama xarit sama doomu day Boucar Aliou Boucar mii dina la ko wan wax la faram-fàcceel la fa xew jërëjëf wala bi kan ki nga xam ne nii nag mënoo tudd fi ne nii lu mu jël nee na ci poids léger ci drapeau ci saison bii mooy kan mooy Karim bu Joal di xale boo xamante ni xale bi yaru la boo xam ne nekk ci grand champion Yaxya Joob Yékini yal na yàlla dafa leen jàmm léegal may sa jaay bu kanta waaw aca doo koy champion bu mag boobu leen kii mooy le géant de Bargny kay le géant comme son nom l'indique, il n'est pas petit, hein? Il n'est pas court aussi, hein? C'est le géant de Bargny. nee nañ daaw mooy léger bi ëpp lu mu jël ci Sénégal moo taxawoon tey ni Karim def moom moo ko remplacé daaw tey ma remplacé géant ren. nee nañ nag gars yaa ngi leen di bëgg a sonal ñoom classe yu topp la koy yi dama nuur dan ma koy kii ah nee nañ Adama Thiaré moo ko koy jox Adama Thiaré acca wala caméra yi c'est bon merci beaucoup Alkan ki jox moom homme de défi la moo jël 3e place homme de défi la parce que dara ji def ko ren
nga ne déwén dama ciy bokk te xamoo déwén lu muy ñëwee gëm-gëm la fulla la fayda la liggéey moo koy joxe waaye leen rek ko yàq dafa maa yar ko koy kan l'homme de campement ngeen xoox Toubacouta c'est le petit frère de 11 drapeaux voilà Toubacouta ndaanaan li nga xam ne nii maa ko bëgg a yóbbu stade municipal préparé l mbër jërëjëf champion bu mag boobu la nuyul ma Sele Mene nuyul ma ñoom Fadiga ñami dul xaal ki nga xamante ni fu mu jaar fallaxe ko rajaxe ko maraje ko taraje ko ko koy kan rajaxe mu noonu xaaral mu puus balaa ma may rajaxe ñëwal lii ko koy rajaxe 12 drapeaux Assane Ciss Maysa Ndiaye nee na ma Assane Ciss renseignements généraux représentant Ahlou Lamb à Saly kookoy Assane renseignements généraux la Maysa Ndiaye tuddee acca jox ko voilà rajaxe Assane Ciss moo ko koy remettre moo tax kii day bëree catu karaw boppam day bëree ba ci weyam kii koy champion bu mag bi nga xamante ni ci la gars yi di jàngee bëree ah cam kii tey damay wax ne su doon ne football la dañ naan mooy Messi su doon football la dañ naan mooy Messi waaye làmb la jërëjëf yaakaar yow ñu lay sant yow ak Bas parce que gis nañ ne fépp fu kase di dem bàyyi ngeen seen lépp yóbbu ko accompagner ko ni ngeen ko war a accompagner merci léegi ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ne fa nga jógee ko yàlla